lu tax Fidèles internautes sans limite sn.com, bienvenue dans votre émission 15 minutes sans limite. Alors comme promis chaque émission rek nee nañ leen dañ leen di indil ndaanaan indil leen koo xamante ni tey amaana da ngeen koy gis ci télé yi wala ngeen koy dégg ci rajo yi muy def loo xamante ni dina leen neex trop mais dafa am lu bëri loo xamante ni da leen di ump ci mu ñoom ñun nag sans limite dañuy jukko di fëgg seen kër yi di leen tàllal suñ micro di waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni ci la ñuy yëngu tey nag duñ ko présenté benn yoon dañ koy daal di dégg micro bi rek mu daal di présenté wu fidèle internet sans limite sn.com yi koy seetaan ñoo ngi lay dalal bu baax a baax grand Bakane. waaw mon frère maa ngi lay ziar di nuyu waa Sénégal waa àdduna bi diaspora bi këru kilifa diine yi këru kilifa aada yi di nuyu waa sans limite bu baax a baax a baax mention spéciale di leen wax yal na seen jàmm yàgg di wax waa Sénégal yal na fi jàmm yàgg fépp fu Sénégal a nekk ci àdduna bi ñu ngi lay ñaanal nga am jàmm. fidèle internaute yéen a dégg kàddu yooyu nga xam ni nuyoo na ko muy grand Bakane Seck le grand percussionniste Kaolack nangaan sax laa koy wax parce que dafa am ñaari pàcc yoo xamante ni fa la nekk ñaari woykat ñu koy seen ci Pape Diouf di ko seen ci ki nga xamante ni aussi moom moo di Viviane grand Bakane fu ñu commencé laaj bi rek mooy fan nga soxi ko. waaw Bakane Seck mu ngi dëkk bu ñu naan Kaolack Léona Niassène Ndar gu ndaw falaa juddoo falaa màggee falaa yaroo mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu ma respecté la dëkk bu ma fonk la au passage di nuyu waa Mbérina Baye di nuyu waa Niassène ndax Kaolack ku ko xam rek xam na ne que dëkk nit ñu baax lañ bari na ñu nekk ci réew mi nekk fi ay kilifa ñoo xam ne fa lañ sosoo soo nee Siin da nga naan Saalum soo nee Saalum da nga naan Siin moo tax vraiment maa ngi leen di nuyu di leen remercier ci festival bi nga xam ne chaque année maa ngi ko fay xewal nga gis ne ñëpp dañuy solidarité rawatina koñ bi ma juddoo muy Ndar gu ndaw su may ñoom rakk Ousmane Ndour ñoom Assane Diop sama frère yi ñoom Ibou Bambara ñoom Moussa Diama Mbaye maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax ne leen waa Kaolack mention spéciale. métier bi nga xamante ni moom ngay yëngu actuellement maanaam nan la dikkee ci lan nga commencé ci bongo nga commencé wala ci sabar wala ci lan. non sabar xam nga sabar moom maanaam dafa nekk ci suñu deret sabar moom kenn dootul wax sabar te tuddoo Aziz Seck suma grand frère moo njëkk a tëgg ci musique sénégalais sabar muy percussion muy Aziz Seck loolu moom leer na àdduna. donc ba nga xam ne que tey jii famille bi ma bokk dafa nekk famille bu riche famille boo xam ne que kenn dootu ko lam-laamee waaw donc kuy sa baay Yéma Góor Seck Alaaji Alikey Seck Maser Mbaye vraiment mu nekk loo xam ne que tey jii da lay wóor ne que famille yi ñu bokk dafa am lu ñu liggéey ci musique dafa am lu ñu liggéey ci dëkk bi ci culture ci loo xam ne que saa su ne ñu ngi wone suñu bopp maanaam ci lu jëm ni ci musique bi ci leneen làmb ji ci leneen ak leneen saa su ne da ngay gis ne que famille bi ñu ngi créé ku mel ni Babacar Seck ku mel ni ñoom Pagaay Mbay na ma rey. maanaam yow ci kan nga topp exactement ba jàng métier bi tey jii nii ba mokkal ko. waaw non famille bi moom kenn du ko jàng tëgg mi moom famille bi da ngay juddu rek nekk parce que ci sa deret suñu deret la ne waaw xam nga li nekk ci sa deret moom maanaam ñun suñu koñ bi ñu dëkk géer ñi sax ñoo dàq tëgg géwél ñi maanaam loolu aar moom. waaw aar moom foofu la yem. waaw vraiment loo xam ne nekk ci suñu deret la nekk ndono la et percussion moom jërë-jërë yi xam nga dañoo garaaw. waaw dañoo garaaw lool sooy xool macha allah orchestre yi ci Sénégal macha allah sooy xool ñëpp a ngi ci ba ci suñuy jarbaat yi mujj a judd ñoom Sidi Diop ak ñeneen ak ñeneen. soo demee yaa ngi fay fekk famille bi feneen ak feneen séparé donc kon sant yàlla ndax loolu lañ doon ñaan yàlla. dañuy faral di gis géwal day tëgg ba ci yàgg boole ko ak li nga xamante ni moom moo di woy ñun ñu gis la nga di tëggal ñu bari ngay tëggal ki nga xamante ni moom moo di Viviane di tëggal ki nga xamante ni aussi moom moo di Pape Diouf ñu jékki-jékki gis la ci woy bi nga daal di génne benn single boo xamante ni yow ak Viviane yéen a ko ànd nan la dikkee. waaw non xam nga Viviane sama yaay Fall la
Viviane dafa am lu ñu dund loo xam ne dafa yàgg lool et comme li may wax li ma am habitude di wax ko wax rek man xamuma wax lu ñaaw xaw ma def lu ñaaw te et puis fépp fu ñu ma gis rek gisatuñ ma fa rek dafay fekk des fois damay concentré wu ci sama yëfi bopp mais bokk naa ci nit ñi ëpp principe ba nga xam ne que tey jii très sérieusement et ci lu ñu ne xol la musique xol la koy def et pour mu neex dugg ci biir xolu doomu aadama yi il faut que sa xol laab su sa xol laabul métier mooy def ci àdduna te yoroo xol bu rafet parce que lu ne am na mais ci li am lu ne nag il faut que jaamu yàlla yi xam ne que kenn ku ci ne daa am ñu la bëgg am ñu lay sagoo di faale la di la fréquenter et génération bu ne noonu lay demee soo xoolee këru ngéwél yi chaque jour ñu tëgg sabar taani biir ngénte wala keneen da nga naan diwoo ma saf rek diwoo may tëggal diwoo ma saf donc te diw moom mun na bañ a mën a tëgg mais moo la saf donc àdduna noonu lay demee il faut que ñu yaatal yaa ba tey dañuy desandi ak yow ci laaj bi rek sànq tudd nga ko ci say biir wax muy ay festival yoo xamante ni da nga koy organiser fële na la ca sa dëkk Kaolack nangaan mais dañu gisoon benn xibaar que ni yow da nga doon organiser foofu noonu sa benn anniversaire mais par la suite gis nañ la nga génn ci média yi di wax que ni da nga mere autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk parce que da nga woote woon dafa mel ni wuy si wuñ la. waaw non xam nga suñu ne autorité du nekk benn rek par exemple. Festival bi bii ñu jëm nii mooy 3e année bi xam nga fi nga bokk te di ko tiitaroo di leen tiitaroo mais dañ la war a sagoo soo nekkee xale nekk ndaw jël ay millions di ko dépasser ci réew mi nga dëkk di jël ay jeunes talents yi fa ne di investir ci ñoom pour ñu dégg leen mais rafet na lépp lu ñu dégg sans autant que ñu jox la sax maanaam lu mel ni carte sax nga xam ne que doomu réew mi mooy organiser sax mais rafet na ñu jàpp ci su dee li ñuy wax dëgg la ci ñun n'est-ce pas et ñun nag li ñu ñor mooy Kaolack parce que je sais très bien que nit jàpp ci ñu def ko nit bañ cee jàpp aussi dañ koy def parce que suñu gëm-gëm la donc parce que nit fi nga jëm da nga koy ñemee en fait man bokk naa ci nit ñi ëpp principe gis nga su ma la bëggul tey jii mënoo fexe ba ma gis la di la raay ne la bëgg naa la parce que mën nga nax ku ne mais mënoo nax yàlla ñun ay jaam yàlla lañ et nit il faut nga assumer sooy def dara assumer say responsabilités bii passé la preuve en est que may profité di ko nuyu Mariama Sarr sunu maire de Kaolack donc jàpp na ci donc moom gis naa ko moom kese gis naa ko ñëw na jënd ay table jënd ay billets xam nga vraiment c'est pas que xaalis bi moom moo am solo mais yëg-yëg bi dafa am solo parce que nit ki nga xam ne jënd na ay millions dépassé ay millions pour def programme yow ba jours yi nga ñëw mais kooku su la doon xaar fan la jëm donc je pense que nit aussi tamit il faut ñu bàyyi xel ne que nit soo koy jàppale da nga koy jàppale moment bi mu soxlaa ndimbal donc moment bi nga bàyyee ba mu dee nag fekk ne que dara desul lu dul suuli rek nga def ngay dimbale nit ki donc là amoo ci sax yàlla donc je pense que man loolu aussi tamit nekk na ci man quoi li ma sentir rek laay wax c'est pas que li ma wax lépp mooy baax mais aussi nit ku ci nekk soo sañoon ne fi nga dëkk di ko tiituru amoo ñu dul ñoom donc lépp looy def muy jaaykatu gerte bi muy tailleur bi muy kiy jaay ndox muy keneen mais nañ leen soutenir jàppalante ci sunu biir yéenante jàmm te xam ne que ku ne mën nga nekk sa ruq di mos dara te doo déranger kenn. grand ba tey rek ci biir waxtaan bi dañuy laajte question boo xamante ni jaaxal na Sénégalais yu bëri maanaam dañ la daan gis ci ki nga xamante ni moom moo di Viviane di la gis aussi ci ki nga xamante ni moom moo di Pape Diouf Viviane dëgmal anniversaire am le 27 septembre 2018 fële na la ca Grand Théâtre ñu xëy rek gis ci média yi que ni Bakane Seck du ko tëggal mais ki nga xamante ni moom moo di Baye Demba moom moo jël place am foofu noonu lan moo indiloon kërel boobu coow loolu. non Babacar Seck daa am Bakane Seck am Babacar Seck Babacar Seck sama doom la moom moo fa nekkoon à l'époque Babacar lañ doon wax entre moom ak Baye Demba mais moment boobu man fekkuma sax déjà Sénégal ndax mu ñu bari des fois ak Babacar Seck bi ak Bakane dañuy yaakaar ne que benn la et aussi may dellu di wax sénégalais yi c'est la famille parce que
xam nga àdduna soo ci nekkee donc lu ne mën na am lu nekk mën naa jeex ba mu des relation et parce que métier mi aussi dafa nekk loo xam ne que ñun dañoo war a yéeneente jàmm Baye Demba sunu rakk la sunu frère la sunu xarit la et pourquoi pas tey jii su Babacar Seck amul jot Baye Demba dem jël wërsëgam et da ngay gis orchestre bu nekk y a presque plus de ñaata percussionniste ñoo fa ne doomu aadama moo lëndama mais soo gëmee sa bopp mën sa liggéey non doo am looy tiit ci dara donc 100 000 percussionnistes mën na ñëw bu leen mooy loolu bul lijjanti loolu parce que tey jii yow soo dee percussionniste may percussionniste mais ñu war ma fay man war la fay yow soo ñëwul kenn liñ la war a fay kenn du ma ko jox donc pour man ce qui est important mooy des fois nit ñi mën nañu réer ci maanaam ci tour yi wala des trucs wala yu demee noonu mais tey jii yàlla def na ci jàmm malentendu bu ndaw loon Babacar delluwaat na mu ngi liggéey ak place am ak Viviane delluwaat na xam nga. yow delloo ko. man maa ko non man moom Viviane sekkuñu sax ay dellu ak bàyyi Viviane sama yaay Fall la sama xarit la. 24 heures. pour mu leer ci internet yi nga xamante ni ñoom ñu ngi lay seetaan parce que ñu bëri dañoo jàpp que ni yow da nga arrêté ci groupe boobu noonu di ko tëggal. waaw non déggoo ma ne la xam nga man lépp lu may wax dafay nekk lu leer Viviane sama siste la sama yaay Fall la heure bu ma soxlaa d'ailleurs li may organiser le 31 décembre ak le 1er janvier maa ngi moom ñooy àndi defe ko Gambie donc amuñu benn problème Pape Diouf sama frère la. maa ngi ci orchestre Pape Diouf ak sama liggéeyu bopp comprendre nga donc loolu bon bi ma arrêté ci Viviane ak léegi yàgg na mais terewul heure bu ma soxlaa ci studio ci live tey jii su ma soxla woon dara damay dem defal ko parce que maa ngi moom loolu lañu seeq amuñu benn problème sama xarit la sama sœur la sama lépp la donc ba nga xam ne que àdduna soo ci nekkee donc suma yéen damay wax ne yéen li ngeen di def seen liggéey rek ngeen di def c'est très normal parce que soo bëggee lu leer wala ngay génne dara lu leer nga toog ak nit bi occasion la pour nit bi leeral aussi il faut pas que nit ñi yaakaar ne que peut-être que yéen li ngeen di wax da ngeen di kii kër non da ngeen di liggéey da ngeen def seen liggéey donc mais ci biir loolu aussi tamit il faut que nit ñi di leen clairal exactement li xew pour doomu aadama yi xam ne que ñun ay doomu jullit lañ ay nit ñu baax lañ danoo war a joxe un bon exemple waruñoo toog ci net bi ñëpp di ñu xool ñuy waxante lu ñaaw wala di defante lu ñaaw déedéet mais nag kenn ku ci nekk na ngay assumer say responsabilités ba lépp loo war a défendre pour sa bopp mais bu mu am défendral sa bopp parce que réew mi kenn da gars yi dañ naan la garaawul waaye lii bàyyil mu sedd nangam sangam si que sa dara da lay métti sax loolu rek lañ lay wax mais ñi lay wax loolu est-ce que dinañ jóg pour régler sa problème yow mais assumer say responsabilité jël say responsabilité bopp nga xam ne que su dara amee yow personnellement jógal nga régler ko moment bi nga ko war a régler li ki des nag pour man amul benn solo mais diwoo ma def mais jógal nga régler li nga war a def mais il faut pas que nga xam nga te sooy wax tamit mun nga nekk wax bu clair bu nit ñi mën a dégg parce que nit ñi dofuñu sooy wax nit ñi dinañ xam exactement lii dëgg la wala du dëgg waaw mais nag dëkk boo xam ne que soo fekkee ne que yaa ngi nekk ak nit ñi kenn xamul kan ay kan donc dégg naa ngay am te dégg naa boobu moo lay lakk parce que ñun il faut que ñu gëm ne kay doomu aadama lañ dañuy dee te ku dee ak sa bàmmeel du yàlla du déggal astafurlaa du sëriñ du sa yaay du sa papa yàlla rek lépp loo fi def caméra yi ñu ma tiim nii mën naa ne bee du original bu bon la bee mooy bu baax bi est-ce que dëgg la xaw ma ci dara on se dit la vérité nit sooy wax da ngay wax lu la leer sooy defit da ngay def loo xam ne lu leer la donc je pense que soo ko defee après yàlla da lay defal tawfeex. mbokki internet sans limite sn.com juste le temps de vous rappeler que vous êtes dans votre émission 15 minutes sans limite ñu seet si ki nga xamante ni moom moo di Bakane Seck dégg ngeen kàddu yooyu nga xamante ni yëkkati na ko ci problème bi nga xamante ni amoon na ci digganteem ak Viviane nee na benn malentendu rek la boo leen ko seetaanee di ngeen déglu leeral yi nga xamante ni. pas man ak Viviane amuñu problème dama ne la anniversaire bi nga doon wax noonu yaa Babacar Seck dafa am Babacar Seck sama doom la moo fa nekkoon benn moment bi mu nekkul foofu Viviane contacté Baye Demba
daa am Babacar Seck ak Bakane Seck donc mais man aw ma benn problème ak sama yaay Fall boobu. si mais ñu bëri loolu lañ jàppoot mais say biir wax leeral nga ko ba mu leer effectivement moo tax ma lay leeralal ne il faut pas que ñu ne problème bi mu amoon malentendu amuñu problème man ak moom. y a un problème boo xam ne que entre moom la woon ak sama doom Babacar Seck ay détails yu sew mais après jeex na ba Babacar mu ngi liggéey ba Viviane doomu Babacar la bi may indi Babacar ci Viviane donc Babacar boobu lu ndaw la et je pense que ne que dem nañ ba ñoom ñaar nekkatul entre musicien ak lutteur. Viviane yaayu Babacar la Babacar doomam la et soo xoolee ci événement yi muy def yëpp Babacar reprendre na place am et ñu ngi ci jàmm sénégalais yi nañ xam ne que bëñ ak làmmiñ a dëkk mais lépp baaw naan la. moo ko internet daanaka kàddu yi leer na nañ nee na du woon moom mais doomam la Babacar Seck ci boppam moom moo waraloon coow loolu noonu ba tey rek dañuy daal di dugg ak yow ci coow ndax mosuñu la cee dégg mosuñu la ci gis mais temps yi remarqué nañ ay sorties yoo xamante ni moo ngi génn sudul yow di ci keneen muy benn événement boo xamante ni da nga ko signé woon fële na le ca Europe. ak benn allemand je pense bien parce que yéen a ko seqoon ba ay plainte ak lu nekk daat yi jib coow loolu noonu nan la commencé ak fan la débuté. non loolu moom je pense que tey du ma wax ci loolu. loolu tey du bésu tey bi mooy maanaam pour wax ci un événement bu may def le 4 bu may lancé sama album international bu ma war a lancé répertoire bi le 4 fële ca Oboba à partir de 10 heures ci guddi jusqu'à 1 heure du matin donc je pense que ne que leneen li nga xam ne que ci sama carrière actuellement li may wax li may communiquer mooy li may préparer di ko génne muy sama ñaari album international yu ma nekk ak album fii ak sama labelu bopp. mais tey xam nga day baax fans bi nga xamante ni bëgg na la di la seetaan dégg la ci coow loo xamante ni xamul nu mu demee bëgg na aussi nga koy leeralal. déggoo ma ne la man lépp lu may wax damay assumer samay responsabilité ndax dama ñeme li may wax. man du ma ragal comprendre nga et dama ne bésu tey bi loolu duma ci communiquer ndax ki ma ko seexal ak li ma ciy dox maa ngi koy dox te très bientôt yàggatul dara dinaa def benn conférence de presse pour loolu donc mais fi mu nekk nii très sérieusement donc li may wax mooy le 4 daf ma yitteel loolu damay présenter sama album international parce que xam nga musique pour xew ak musique pour carrière dafa bokkul dafa am fu ma jógee su doon tëgg rek muy neex la wala toog di sentir art rek du ma ñëw Dakar damay toog Kaolack ndax chaque jour nga gis lu la yéem dama am carrière am ñu ma yaakaar te dëkk bi ma fi nekk ma nekk fi nag symbole ci dëkk bi ma fi nekk ndax liggéey naa fi loolu comprendre nga moo tax ce qui est important mooy fi ñu toll nii dañuy wax ci événement yi may préparer fii ba mois de décembre. nag li nga may laaj ni très bientôt dinañ ci ñëw dinañ ci ko yaatal def ci conférence de presse bu am solo boo xam ne dinañ wax àdduna bi comprendre exactement lan mooy lan. d'accord loolu boo ko waxee dinañ la ko nangul bu baax a baax parce que mënuñu laa forcer aussi ci loo xamante ni bëggoo ko ginnaaw say événement moo la soxal te woote bi ak daje bi yaakaar naa ak waxtaan bi loolu moo ko untu premier événement bi fan lay commencer. waaw premier événement bi mooy le 4 bii octobre à partir de 10 heures ci guddi jusqu'à 1h30 du matin fële ca Oboba donc Oboba nag moom ku fa ñëw pour bëgg a xam li ma toogoon lépp te gars yi dégguñ ma ci ban fan di laay ñëw ak lan laay présenté doomu aadama yi entrée bi 10 000 francs la plus consommation et je pense que ne que yéen ay mélomane ngeen da ngeen di dund musique et ku fa ñëw dina xool par rapport que fi ma nekkoon ak fi ma bëgg a jëm parce que fi ma bëgg a dem ci beneen fàndin la et damay bàyyi nag doomu aadama yi jugé suñ ñëwee melomaan yi xool exactement lan la leen Bakane Seck di leen présenté. donc dafa am ay surprise ci biir kon sa absence bi yëpp dafa am loo xamoon da nga demoon jàngi ko wala dafa amoon loo dem préparé ci ko. waaw xam nga man moom ab taalibe jaamub Serigne Saliou la taalibe Mame Balla Mbacké et jàng moom chaque jour damay jàng man dama bëgg di jàng chaque jour li ma bëgg a def ci percussion defaguma ko et donc je pense que ne que li may wone décembre ci Gambie le 31 décembre ak le 1er janvier donc su ma ñëwee automatiquement damay enchaîner Podor ci festivalu Baaba Maal bi donc y a presque plus des américains ñaata américains ñoo fi war a nekk
ay anglais yi di truc comme ça te donc loolu ci beneen fànn la ñuy wonewaat bu bokkut ak maanaam lii ñuy présenté donc moo tax ma ne la bari naa lu may jeex loo xam ne que ci musique et je pense que il faut que ma présenter ko doomu aadama yi su may fans ñi may bëggee ñu xam ne que lii mooy lan. kon daal mën nañ jàpp ni Bakane Seck dafa ñëwaat ak beneen facette parce que bu ma la déggee ci biir wax ngay tudd li nga xamante ni moom moo di ñaari album international wala waxoo loolu. ñaari album international ak benn pour national bi ak album ñaari xale yu may produit. Bakane loolu dafa am ku nekk sa ginnaaw wala loolu sa initiative bopp la. Serigne Touba Khadim Rasoul rek a nekk sama gannaaw Serigne Saliou sama góor gi kese su ma amee as tuut ab taalibe laa aw ma dara xam nga fii lu fi ne nit ñu baax ñi il faut pas que ñu ne nii nga mel te meloo noonu ay taalibe lañ. non mais juste pour demander ndax dafa am benn product. kenn dimbalewu ma déggoo ma ne la sama géer gu baax gii rek Serigne Saliou kenn dimbalewu ma lebu ma xaalisu kenn fëgguma kenn di la wax sama soxla nga rejeté ma. yow yaay dem ak say moyens. maay dem ak as tuut si ma yàlla jox ma ciy def li ma war a def di ci dimbale parce que comme dañ ma doon dimbale mais ñi ma gis ne que am nañ talent te nekk ci musique bi yaakaar ma su ñëwee ma àndandoor ak ñoom dis ko sëñ bi dimbale ñu foofu rek laa ko wéer. foofu rek. kese. Bakane loolu yomb na de. non xam nga déggoo ma ne la. album international ak national nga ni kenn jàpp si. déggoo ma ne la. heure bu ma jógee fii di dem Europe. maay fayal sama bopp studio ba ma jëm Europe. maay daggal sama bopp sama billet avion. maay dalal sama bopp ak sama doomu ndey ji nga xam ne que Modou Xarañ Lo mi nekk Berlin. entre Berlin ak Sénégal gii ak Paris lay nekk di enregistrer sama album. te Serigne Touba Khadim Rasoul seede ne ka lebu ma Samba lebu ma Demba waaye daal sëñ beeg may dimbale bu baax a baax. Bakane est-ce que nekkul problème bi nga amoon ci ak yow ak producteur boobu moo tax nga xaw a ragal ba fi mu toll nii bëggoo kenn financé la. doo bàyyi producteur bi. du ma ko bàyyi de parce que nangu woo cee xuus. non déggoo ma ne la tey du bësi producteur bi. parce que xam lan la dama la dégg ci biir wax nga ni événement boobu da nga ko defoon ba pare mais yow da nga cee perte maanaam 100 francs bu gën a ndaw gagné woo ko ci. événement laa la wax dama cee perte. non événement boobu ak producteur bi ba mu tëggoon maanaam ba nga jëlee woykat yi fay leen ku nekk seen contrat ak yooyu noonu maanaam yow gagné woo doo ci gagné lu bari. li nga bëgg a xam tey ci loolu doo ko xam. man bëgguma xam de. non ñii ñoo bëgg a xam. ñi bëgg a xam tey du seen bësu xam. lan moo tax. xam nga lu tax. li am important mooy suma carrière. sa carrière am na importance. attends ma expliquer la. nee naa la man dama bokk ci ñi ëpp principe. man su ma ne la xoola soo ma ne lii gaynde la. demal nga ruux ko. xanaa ma dee rek waaye dinaa ko ruux. ndax taalibe Serigne Touba laa gisuma lu may ragal ci àdduna. ndax xam nga lu tax samay waajur ñaanal nañ ma ko ba xëy wuyu ji suñu borom j'ai xoola lu may wax rek damay sóor fa may tëddi muy bàmmeel moo tax ragaluma fi ma jëm am na je suis très éduqué nag quand même yar nañ ma bu baax ma yar sama bopp mais nag lépp lu may wax lu ma ñeme la waxuma pour lu ma doomu aadama yi seede ma de non bu ma doomu aadama yi seede damay dund sama diggante ak yàlla. non xam nga c'est pas facile ni évident aussi ñuy gis artiste wala koo xamante ni percussionniste la artiste sax en général di song li nga xamante ni moom moo di album international ak national. ba pare Serigne Touba li maam looloo ci gën a tuuti. ba tey loolu kenn werante wu. non non déggoo ma de dama ne. lan xam nga il faut pas que ñu tuutil suñu bopp. pourquoi ñun ñu bëgg a respecter les tubaab te respecté wu ñun ci suñu bopp. tubaab lu ñuy def lan la ordinateur fan ngay nekk ci benn kër bu am wifi nga teg sa ordinateur commencé di xooslu di jaay mais sénégalais yi ñoo leen ëpp makaama bi affaire bi da ngay làmb rek c'est que il faut pas que ñu am complexe. làmb boobu nag moo yombul moo tax ñu lay laaj. ak a yomb su ci yàlla naree teg loxoom lu yomb lay doon lan mooy amul problème où est le problème yore nga sa poos am as sutura donc nga xam studio yu baax yi fu mu ne xam les grands musiciens ma am expérience à l'âge de 18 ans di tourner ak Baaba Maal partout ci àdduna bi. boole ci dëgër fit. jouer Wembley non fit bi moom mosoo gis Saalum Saalum bu ragal moom amul. boole ci dëgër fit. non loolu déggoo ma ne la dama ne la Saalum Saalum bu ragal. c'est rare nga gis ko. dëgër nga fit trop. non déggoo ma ne la Saalum mais yow li ngay def nii dëgëroo fit. non mais yow yaa ma raw. non da ngaa ragal. non yow yaa ma raw fi mu toll nii. yow da nga à dehors de sa micro bi ku la pesoon ci mbedd mi léegi nga xam ne que am nga fit mais àdduna noonu la.
rek àdduna lépp looy def Macha Allah. te demoo ak fit mais perte nga ko mais da ngay dëgëral sa fit gëm na ne que sa déjà dama judd ci famille bu néew doole dara mënuma changé da doon taw sama yaay daw di ut paan di taataan sama yaay rek sama référence la et tey jii nee naa la fii nga ñëw nii ñu toog nii kër Serigne Saliou Mbacké la sama daara la maa ko moom lebuma banque lebuma kenn loolu nag ku mu doyul ci li ngay sa métier dara dootu la doy sant Serigne Touba Khadim Rasoul bu baax a baax sant samay waajur donc xam naa li ma tax a jóg xam naa fi may teg sama tànk xam naa fi ma war a bëgg fi ma war a àgg su xanaa ma dee su ma deewul nag moom incha allahu rabi dinaa fa àgg. macha allah Bakane dañuy laaj rek dernière laaj ci lañ toll sa carrière lan moo la ci gën a marqué. sama carrière lu ma ci gën a marqué ñi ma musul gis ci musique dama doon rêvé daje na ak ñoom joué Bakane joué na Wembley gisee fermé 1 an avant 1 an before tey lañ signé contrat bi le 1er janvier ci at bu bees bi avant mois bi di jeex fekk na nekk gisee fermé am na ak Baba Maal donc loolu marqué na ma. tey jii lan ngay toog di ko dund wala loo xamante ni métti na la wala jaar-jaar boo xamante ni jaar nga si nga xam ni di nga toog des fois seul yow nga wéet toog di ko jooy wala di ko fàttaliku lan la. loolu it naa la ko wax ci conférence de presse bi. di nga Bakane nag dañuy waxtaan quoi waaw mais laaj ak tontu la. xam nga li ma laaj. ñun demuñu conférence de presse ba léegi ñun ñoo ngi fii ñun dañuy def conférence de presse en direct fii ci Sans Limites. dama ne conférence de presse bi may am. bi may amal dama am staff bu ma nekkal di liggéey ak ñoom. te je pense très bien que ay xale yu xarañ lañ. xale yoo xam ne que dañuy ànd ak man kese te yàlla tax. sama doom suma xarit sax du ma wax tur wi tey dama koy denc. non Bakane mujjee nga métti quoi. xam nga li tax méttiwut. nit ñi suñu xamee fi nga jëm doo àgg. bés bi nga war a wax li ngay wax ko léegi ñëpp comprendre. da ngay sàcc may tuuti internet yi sàcc may tuuti. internet yi mooy maanaam li ma leen di pareel. le 4 ci kàttanu yàlla. soo leen ñëwee ba jox leen ko. dinañ xam Bakane mi la lu woon di liggéey. lim leen dencaloon lan la. fidèle internaute grand bu métti lañ fekk si tey question yi ñu bëgg a waxtaanee ak moom sax am na yoo xam ne sax dañ koy denc kon ba conférence de presse ba xanaa bu boobaa bu ñu yegsee am na yu saf bu safa saf bu ma la bëggoon laaj mais xam naa ne doo ma ci tontu. léegi garaaw dañ ko téye ba conférence de presse ba nga tontu ma ci. émission bi mi ngi ci jeexantal bi dañ lay daal di bàyyi rek nga tàggatoog mbokk internautes yi nga xamante ni ñoom ñoo la doon seetaan. waaw di leen remercier ndax wax dëgg yàlla comme li may wax naan suñu liggéey dafa toll benn moment boo xam ne que yéen a koy fësal. et dama naan Sénégal dafa am xale yu xarañ par exemple yéen li ngeen di liggéey nii ay xale ngeen et damay ñaan yàlla ngeen bokk ndey ak baay parce que ku ne mën nga def te doo déranger kenn yàlla ñu yàlla may aussi tamit xolub nangu et yàlla bàyyi leen ak seen sago li ngeen bëgg ci réew mi yàlla def ko ndax réew mi réewu jàmm la et di nuyu nag kër kilifa diine yëpp di ñaanal xalifa yëpp Yoof Laayeen bii ma nekk Ouest Foire bii ma dëkk et waa Léona Niassène Mbérina Baye waa Njaareem waa Tivaouane Bu Kunta Ndiassane et waa kër Xaadim Rasoul mi ma bokk kër Serigne Touba di ñaanal maam Balla Mbacke yàlla na fi yàgg lool te wér Mbacke Balla Aïssa. Fidèle internaute sans limite sn.com c'était un plaisir de vous servir l'émission 15 minutes sans limite tire à sa fin tey nag dañoo seet si woon ki nga xamante ni moom moo di Bakane Seck nekk koo xamante ni kon dootu ko présenté ci wàllum li muy def di percussionniste bu mag fii nii ci Sénégal wax na ay événement yi nga xamante ni moom la dëgmal waaye waxtaan wi waroon naa ma mën a gën a neex parce que question yi nga xamante ni moom lañ indi woon pour laaj ko dafa daw yóbbuñu ba conférence de presse ba kon rek dañ koy daal di gunge ba conférence de presse ba bu boobaa moom boo gisee micro bi rek jàppal ni ñaari question yooyu noonu laa lay posé di leen jox dig daje ak beneen artiste wala beneen koo xamante nii rek dina leen soxal lépp loo xamante ni da koy yëkkati di ko wax ci micro Sans Limite di leen wax ngeen abonné wu en masse sur Sans Limite TV ngeen activer aussi cloche bi pour recevoir notification yi nga xamante ni buñ dugalee vidéo lay doon merci et à la prochaine.